internet yu Barack TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen am kontante ak mbégte di ziar di leen présenter seen premier numéro bii di suñu système di waxtaane lépp lu jëm lépp loo xam ne jëm na ci wàllu dundinu askan wi rawatina lay jëm si wàllu politique économie sociale ak lu leenu mel tey ñuy suñu premier numéro ñuy am kontante ak mbégte di dalal ñi nga xam ne ñooy mouvement Yeumbeul Va Mal ñu toog ak seen coordinateur muy monsieur Yaya Sall di ko jox micro bi rek mu nuyoo Yaya ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay monsieur Mor Thiam bon di rafetlu bu baax kàddu yi ak ñëw bi ngeen ñëw tey fii ci benn Barack Yeumbeul def ak ñun interview bi nga xamante ni ci émission bu ñu yàqamti woon la te ñu ngi ñaanal bu baax télé bi di Barack TV yal na yàlla jëmale ko kanam. yàlla na yàlla yokk ko incha allah ñun ñoo nekk waa mouvement Yeumbeul Va Mal ma nekk le coordinateur général tudd Yaya Sall di teewal tey mouvement bi fii nii ci thème yi nga xamante ni moom lañ fas yéenee doxal incha allah fii ci Barack TV. Pourquoi Yeumbeul Va Mal gis nañ ne depuis 19 wala depuis décembre 2010 yéen a ngi yëngu mais pourquoi d'abord Yeumbeul Va Mal. waaw Mor Thiam li waral Yeumbeul Va Mal loolu leeraloon nañ ko sax yëmbal waa yu bari parce que ñun ba ñu créé mouvement Yeumbeul Va Mal dañu dem toog ak autorité administrative yi fi nekk toog ak autorité judiciaire yi fi nekk mooy l'ancien commissaire Diouf bi fi nekkoon toog ak le sous-préfet bi nga xamante ni moom moo fi nekk muy Omar Dia ki ñu toogalul woon rek mooy ki nga xam ne mooy le maire Daouda Ndiaye parce que boobu dañuy yaakaar ni peut-être mouvement Yeumbeul Va Mal mu bu sonné bu péjoratif tuuti la mais nekkul woon luy jóg pour contre nit mais c'est un mouvement citoyen qui lutte tous les injustices et la malgouvernance pour loolu moo ko taxoon a jóg li taxoon nag ñu créé mouvement boobu benn slogan la woon boo xam ne dañu amoon benn lutte bu ñu doon def ci jamono jooju ñun ay ndaw yu bari ak ay commerçant ak ay jaaykat ay entrepreneur ñoo jóg ñu créé mouvement bi parce que étudiants yi ñoo ci gënoon a bari ñu amoon problème yu bari biir université ñu dajawaat fii biir Yeumbeul créé mouvement boobu parce que le maire bi fi nekk muy Daouda Ndiaye créé amoon na benn programme bu muy def chaque 31 décembre ñu tuddee ko Yeumbeul sur Seine ñu jël plus de 7 millions investir ko ci loolu noonu te boobu ñun soxla wuñu woon Yeumbeul sur Seine soxla woon nañ leneen lu dul ay festival yoo xamante ni festival yu amul yoo xam ne Yeumbeul soxlaagu ko di fi woo ay Aïda Samb wala ay woykat yoo xam ne Yeumbeul soxlawul loolu moo taxoon ñu créé Yeumbeul Va Mal te bañ ko créé dem seeti ki nga xamante ni mooy le commissaire lan la ñuy wax c'est une réalité mu ne Yeumbeul va très mal mais nag nga gis ne kon nekkul loo xamante ni dañ ciy dellu ginnaaw mu nekk slogan boo xam ne dañ ko mujj a continuer sax tuddee ko mouvement bi loolu moo andi turu mouvement bi tey ñu ngi ko créé ci décembre 2019 boobu lañ ko créé tombeeg juste muy waajal Yeumbeul sur Seine boobu te boobu amoon nañ fa ay écoles yoo xam ne dañ leen a recensé ñu war leen a defar bi ci njëkk école patrimoine bi fi nekk la nekk école Sotrac ku fa jàngeewul sa mag jànge na fa wala say doom nekk fa te école la boo xamante ni patrimoine la pour Yeumbeul école bi miir yi dafa daanu lépp ñu def benn devis bu mag ànd koog benn mouvement boo xamante ni ñoom ñoo lekk les nouveaux types nekk fële ci école Sotrac ñu defoon benn devis te devis bi 9 millions la ñu jël 7 millions bëgg ko sànni ci ay caaxaan loolu moo tax ñu ne Yeumbeul Va Mal. am na solo Seydou ni nga ko waxee mais seen combat bi seen lutte yu bëri na comme ni ñu koy waxee mais seen principal combat ni ñu koy waxee li ñuy tuddee gestion foncière maanaam wàllu yorinu suuf ci Yeumbeul ak li ko wër mais dañu gis ne ngeen taxawaay boo xam ne xaw na metti maanaam yéen ciy xeex yorinu suuf ci Yeumbeul fii nan lan ngeen ci gis ba tax ngeen mu nekk seen xeex boo xam ne yéen a ngi si sonn ngeen ci dal lan ngeen ci gis. waaw foofu tamit dañ lay jaajëfalaat ci question boobu parce que question bu am solo la parce que boo nee gestion foncière Yeumbeul daf ko subir ci at yu bari moo xam ci Comico la moo xam ci ASECNA la moo xam ren ji ci gàddaay parce que ñetti contexte yooyu rek ñoo nekk biir Yeumbeul yi nga xamante ni ñoom lañ gën a seetlu yeneen contexte yu ndaw la parce que bokkul ak benn zone boo xam ne espace bu vide la yeneen yi ci des mooy ñi nga xam ne dañ leen a tuxaloon ba noppi seen kër yi ñu jëlaat ko di dagaat ay suuf di jaay yooyu moom ay terrain d'extension la rek yu nekk ci wetu bassin yi yooyu ba tey bokkul mais damay remonter historiquement tuuti rek parce que boo xoolee ci Sénégal sax wala l'Afrique en général dañu am ñetti période yoo xamante ni ci wàllu domaine foncier boobu noonu moo nekk phase précoloniale boobu nga xamante ni suuf si da daan nekk
benn domaine coutumier boo xam ne ay mag ñoo koy moom wala ay kilifa. beneen phase bi nekk phase coutumier phase coloniale bi phase boobu noonu nag ba colon yi ñëwee fii nii ci Sénégal wala ci Afrique ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko féete woon ñoom ñoo ci daan tëral di ci def ay dogal ak phase bi nga xamante ni moom moo correspondre ak indépendance boobu nag la ko état bi jël avec loi bi nga xamante ni moo nekkoon 64 46 moo commencé di jël ci domaine national di commencé di teg ay décret di yoo xamante ni dafay méngoog sunu dundin ci ñetti phase yooyu noonu ba tey phase yooyu moom mooy continuer ba décret bi ngeen déggaat moom moo génnaat fan yii nii lépp mën nañ ko ci boole rek ci par rapport ak restructuration bi amaat ak délimitation zone yi mais buñ ñëwee ci biir yëmbal bëgguma woon sori ci question bii nii sax parce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy mouvement yëmbal va mal depuis boobu ñu ngi ci wàllu foncier di wax mais dañuy junj rek li nga xamante ni moo ci nekk après dañ ko bëgg a jëlaatal beneen émission bu spéciale pour gën ko yaatal nga xam ne ci wàllu foncier lay doon parce que man en personne man maa bëggul sori ci question boobu parce que li ma ci war a àdduwaat dama nekkaat ci recherche bu métti pour jéem ko pour jéem a amaat ay preuve yu leer pour mën ko teg ci table bi mais xam naa ci dara daal mooy Comico moo fi nekk ASECNA nekk fi Gàddaay nekk fi Comico nag dafa nekk loo xamante ni boo xoolee defar nañ ko ba noppi te gisoo leen fa marché ASECNA defar nañ ko ba noppi gisoo leen fa marché waaw gisoo fa case de santé gisoo fa sous-préfecture gisoo fa poste de police gisoo fa ba mu jeex te foofu programmé woon nañ ko foofu ba mu jeex plan de masse yi bu ñu ko génnee woon lépp mu ngi ci muy ASECNA kon loolu jarul ñu ciy sori waaw boo gisee loolu amu ci rek xamal ni dafa am lu nekk lu làqu ci ginnaaw te loolu yaakaar naa suñu autorité wala lañ ci taxaw fi nga xamante ni fa la sous-préfecture ba nekk dañ ko loué fi nga xamante ni fa la police ba nekk construction coloniale la loolu moo tax ñu andi ko fa kon am na lu xew amaan nag beneen partie boo xam ne moom moo nekk Gàddaay boobu ma koy leb rek incha allah ngeen jégal ma ko. am na solo xam nga ni nga ko waxee xam nga yorunu suuf yi dafa xaw a doy waar du xëy na bëri suuf ni ko président Macky Sall waxee mooy dossier yi ëpp yi muy jot si table kon loolu war nañ ci taxawaat mais bu ñu gisee jeunes yu mel ni yéen di ci xeex da ci am solo gis nañu récemment rek tey wala démb seen communiqué yi nga xam ne génne ngeen ko maanaam yoo xam ne yéen a ngi ciy xeex mais yéen a ngi ciy am doon di wax ne rek di leen encouragé bu baax a baax mais xam naa pour gagner temps dañuy dugg si yeneen question muy gis nañ ne bi Covid bi duggee si 2019 bi wala 2020 bi gis nañ ne amoon na nguur gi génne woon na quelques milliards wala 119 milliards yoo xam ne génne woon do pour dimbalee ko askan wi mais dañoo gis ne keroog bu ñu ko indee taxawoo leen rek xool ne bàyyi autorité ñuy séddale da ngeen taxaw ne il faut ñun ñu bokk ci séddale bi mais xëy na gis nañ fi ay inconvénients peut-être am na ay lu ñuy wax loo xam ne jur na njariñ mais yéen séddale boobu nan ngeen ko gisee jaar na yoon wala am na si yoo xam ne daal am na ci ay njuujaay wala jaar na yoon. waaw boobu question li tax mu gën a neex ci question yi parce que li politiciens yi naan la politique participative daf ci nekk. mooy ne ñun li tax tooguñu woon di xaar wala gars yi di séddale di def lu leen neex ñun ñu toog di kaas dañoo xam ne du jaar yoon parce que liñ naan bukki kenn du ko dénk yàpp loolu moo ci nekk mouvement Yeumbeul Va Mal dafa amoon 8 représentants yu représenté ci biir denrées alimentaires yi man mii si la bokk sunu chargé de la com Sidi Gueye si la bokk adjoint coordinateur si la bokk Lamp Fall Awa Sall trésorier si la bokk commissaire au compte Ahmed Diassé si la bokk Fifi Laay mi géré santé environnement si la bokk Awa Jonn si la bokk benn soxna bu ñu naan Awa Jonn moom it mouvement Yeumbeul Va Mal si la nekk ñoo ñëpp 8 yooyu yëpp dañoo nekkoon ci biir nekkoon ay vérificateur di lijjanti sous comité de quartier yi ak lépp nu muy doxee parce que boo gisee président Macky Sall décaissé somme boobu ñu def ko ci wàllu ndimbal pour dimbalee ko nit ñi dafa am contexte bu tax mooy nit ñi seen liggéey dafa taxaw nit ñi dara doxatul mais boo gisee li tax yëmbal amaat solo ci Covid 19 bi war na mën a xam lu tax yëmbal am solo yëmbal fait partie des 4 communes yi nga xamante ni ñoom lañ octroyé ci kit yi gën a bari mooy nombre de kits yi ñu jox mooy ci wàllu ceeb yi ku ci nekk li nga jot boo xoolee commune bi njëkk mooy Kër Massar ñaareelu commune bi mooy Grand Yoff ñetteelu commune bi Parcelles Assainies ñeenteelu commune bi moo nekk Yëmbal Nord te boo mani la ci commune Sénégal ba mu daj 553 communes moo fi nekk 553 communes Yëmbal nekk 4e commune ci distribution denrées alimentaires yi boo xoolee Kër Massar
moo ngi am 14139 14130 boo xoolee que Grand Yoff mu ngi am 17632 Parcelles Assainies mu ngi am 12889 Yeumbeul Nord am 11532 moom moo ci topp kon Yeumbeul nekkul commune boo xam ne dañ ko war a caaxaanee 82 quartiers moo fi nekk 88 quartiers moo fi nekk te Yeumbeul quartier bu mag la mais li tax affaire yi gën a jàdd yoon mooy ne mënoo distribuer ñoo xamante ni ci contexte 2019 2020 nga leen di distribuer nga basé wu ci ay recensement yoo xam ne c'était en 2013 wala 2010 parce que ANSD buy def recensement par 10 ans la koy def par 10 ans lay def recensement kon recensement yi mu defaat ci diggante bi amul te boobu xëy na Mor takk na ci soxna xëy na Yeya takk na ci soxna xëy na xaaj Cheikh Samb takk na ci soxna ñeneen ak ñeneen am nañ ci soxna kon ñooñu ay foyer yu ndaw lañ te ci biir kër yi am nañu loué am nañu génnaat seen kër dem feneen ménage yi dafay yokk te boo nee kit bu nekk par ménage nga koy jox il va falloir nga tenir compte yooyu loolu moo tax nga dem ci yenn quartier yi gis yenn bokk-bokk yi boo gisee la moo tax ñenn ñi bokk benn kit kii jël benn saaku ceeb kii jël 5 litres diwlin loolu moo ko waral parce que ñëpp mënuñu woon am ànd boobu noonu li ci nekk ba nekk boo xoolee nombre de ménages yi nekk ci biir Yeumbeul ci jamono jooju toll na ci 8077 ménages ci li ñu recensé jamono jooju te bokkul ak 2019 wala 2020 kon xam nga yokkute da ci am ci ménages inscrits yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Yeumbeul Nord toll na ci 4659 ci yi nga xam ne ñoo inscrire ci RNU bi loolu moo nekk registre national unique mooy ci bourse familiale ñi nga xam ne ñoom la ñuy fay mais ñi nga xam ne ñoom ñoo inscrire ñëpp du ñëpp la ñuy fay parce que 4659 moo inscrire ñu ciy fay 3418 ménages lañ ci doon fay te boo xoolee Sénégal ba mu daj ménages yi ci nekkoon yëpp ci jamono jooju ci 553 communes yi mu ngi toll ci 588000 ci ménage 588000 ménages ci 553 communes ah Yeumbeul Nord am ci ñi nga xam ne ñoo inscrire 4659 ñu ciy fay ñi nga xam ne ci lim bu toll 3418 kon loolu da ngay xam ne nekkul lu xeebu mais li njëkk am faay ci RNU bi mooy ni ñuy joxee bourse familiale yi moo xam ci délégué de quartier yi la moo xam ci ñi ko doon liggéey ci ñoom ñaar ñëpp la parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon bourse familiale yi dañoo génnoon d'office ñooñu bindu luñu leen ci recensement yi duñu leen recensé ñooñu dañoo génn d'office képp ku amoon carte bourse familiale mais fii may wax ak yow am nañu yoroon seen carte te jotuñu seen ceeb ba léegi te ba tey mani la macaroni yi des na te ñu ngi koy jaay macaroni yi desoon lycée Yeumbeul des na te ñu ngi ko doon jaay yi fi nguur gi yónnee woon pour ñu jox ko askan bi am na yu ci desoon te ñu ngi ko doon jaay ceeb bi am na yu ci desoon te ñu ngi ko doon jaay te mani la am na élément yoo xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci wàllu gestion bi bu ñu jëndoon yu sew mooy poobar ak laaj ak yooyu dugal seen kër rek ñu am boutique ndax liñ fa denc ci ceeb ak diwlin wala ay macaroni te askan bi ñu ngi bëgg a dee ñu xaaraan nag ba mbënd mi ñëw ñu naan dañuy génneewaat ceeb pour jox nit ñi loolu ça ne vaut rien mais boo gisee coono boobu am na koo xamante ni lycée Yeumbeul dafa jël si ceebam daanu fa dee jigéen mu daanu fa dee loolu ñu bari yëgoon nañ ko mais xam nga la moo tax parce que juguñu woon pour dimbali leen même problème logistique dañ ko amoon dañu bàyyi ba mu des ñetti fan ñu door a andi ay sièges pour mairie di ci toog man mi en personne maa yéeg ci table maa dugg ci classe yi dem ba ci proviseur bi tàggu ko dem naa ba ci le maire ma ni ko carrément dañuy dem ci sous-préfet wax ak moom pour mën a dem fi nga xamante ni mooy ca salle de classe yi ñu fomp ko distanciation sociale la gars yi soxla table banc bu ci nekk ku ci toog ku lay laal te foofu moo gën a féex mais maire yi 5 heures du matin la ñuy ñëw rang naaj bi fekkaat leen fa di leen bëgg a rey ci loo xamante ni yow yaa ko moom may ñu la ko boo baree di sant di gërëm ñu ne leen jarul sant jarul gërëm dañ leen ko jox parce que ñaar ñoo fi nekkoon di distribuer ceeb bi muy lan waa comité régional de pilotage ñoom ñoo fi nekkoon et de supervision ak sous comité de ciblage yi nekk ci quartier yi ñëlee ñoo nekk ci kaw di doxal ñii ñoo nekk ci suuf quartier yi di ci nekk te da ngay gis yenn quartier yi ñu dem fa ñun ñoo doon monter sous comité de quartier yi parce que xam nañ nan lañ ko doon monter dañ président yi délégué de quartier yi imam yi ak bàjjenu gox yi ñoom ñëpp da ngay dem sax ci benn comité quartier boo xam ne duñu respecter loolu dañuy jël ñu leen neex dugal ci sous comité de quartier yi mais couche boobu noonu war nañ mën a xam ñan ñooy couche bi gën a vulnérable ci quartier bi pour mën leen a choisir mais après sax président Macky Sall dafa dolliwaat fii 11 tonnes ne na ñëpp am nekkul kii la ñuy jox wala kële la ñuy jox mais loolu lépp boo xoolee loo bi njëkkoon a ñëw dolliwaat nañ ci 11 tonnes moom moo nekk bi ñu yóbbu ci école élémentaire bu ndaw bi boobu ñëwul ci lycée Yeumbeul bi fii Yeumbeul même ba ñuy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy laago yi mooy handicapé yi dañ leen a yóbbu ba stade ba fële ca Pikine door leen ko fay joxee ku amul ay tànk
koo xam ne am na mettit loxo wala leneen wala du gis nga yóbbu ko ba ay stade mais da ngay xam ne kon yëmbal des na quoi. am na solo macha allah xam naa ni nga ko waxee dafa fekk ne yëf yi moom doy na waa trop mais di wax na rek en tout cas ñu ngi leen di encourager parce que dafay am solo yu mel ni bu ñu bàyyi woon gars yi comme ni ñu ko waxee di séddale nu leen neex te amul ñenn ñu leen taxawal di leen may bët ba moytul dina gën a doy waar parce que donte yéen a ngi taxaw doo xool sax mais bu dul woon li ngeen taxaw ba moytul affaire dina gën a doy waar mais di leen encourager bu baax beneen bi xam naa ginnaaw bi ñu génnee dama ne sax génn nañ ci Covid bi mais peut-être bu ñu passé un peu rek am na lu si lu duggaat ci lu ñu tuddee inondation ñu gis ne Macky Sall génne waat na benn su ma jumul 3 milliards. borom kër yi ñii ñu ngi leen di kii mais li si amoon solo mooy kër yi nga xam ne tey jii fii benn baraag boo doon xool pratiquement suñu monsieur le maire dem na toog si plateau ne benn baraag bu tawee ba pare dañuy laal suñuy basang toog mais yéen inondation wala lan ngeen gisee na est-ce que loolu mu wax noonu da ngeen ciy ànd wala tamit yéen ban taxawaay ngeen amoon ci côté inondation ak monsieur le maire li mu wax ne benn baraag bu tawee ba pare ñun dañuy ñëw lal suñuy basang toog yéen nan ngeen gisee wax jooju ba nga koy waaw loolu waxu politicien la rek xam nga waxu politicien Mor mën nga ko comprendre parce que politicien ma wax la dara politicien moom dafa am benn souvent benn utopie bi muy doxee tuuti mooy la idéologie bi muy doxee mooy ne du wax déet mukk ci digg nit ñi te it képp ku mu gis nga ñàkk da lay gën a ñàkkloo képp ku mu gis nga am da lay jox nga gën a yokk loolu jikkoy politicien la mais buñ nee yëmbal bu tawee da ngay lal sa bassan di naan sa ataaya da ngaa demul 44. da ngaa demul Daaru Salaam da ngaa demul quartier Abdou Sey da ngaa demul quartier Alpulaar ak da ngaa demul quartier Gandiol ci biir feneen ak feneen da ngaa ñëwul fii ci benn baraag moo gënoon a sonn ci mbënd mi ci dëkk yi gënoon sonn fii nii ci yëmbal si la bokk projet de pilotage et de restructuration fii la ñëwoon ci gàddaay jugee ba présidence kon nag bu ñu choisir projet yooyu pour fii nii war a ko defaraat pour mbënd mee tax. fii benn baraag bassin de rétention yi da ngay xool fu mu ëppee rek nga xam ne foofu ñoom ñoo gënoon a sonn fi ñu toog ci lan la ci ay bassin de rétention la bu dul woon bassin yi sax dañuy gën a sonn kon ñun taxawaay bi nga xam ne mouvement Yeumbeul Va Mal daf ko ci def ci mbënd mi wax jooju moom jarul sax tontu mais dafa nekk loo xamante ni parce que inondation bi dafay yokkaale insécurité ci nan parce que fii nii bassin yi fii am na ñoo xamante ni boo xasee ba taw fi du ñu amaati beneen yoon ci yenn yoon yi te fii éclairage public pour nga gis ko fi problème la bassin yi bu amul éclairage public parce que lampadaire yi nga xam ne moo fi nekk PACASEN financé ko lampadaire yi dañ ko accentuer ci yenn quartier dañ ko politiser ci yenn quartier rek lañ ko def yi nga fu mu ne boo kaasoon suba sa koñ ne fii amul lampe wala nangam publier ko fu ne wala ngeen def ci seen benn point de presse ñuy door a réagir naan dañ leen di andil ay 10 lampes ay 5 lampes mais am na loo xamante ni waroo xaar sa askan di la ko laaj da nga ko war a def parce que askan bi ñoom ñoo la fa teg dañu xam ne ñëpp mënuñoo toog fële na le ci mairie ñu choisir ci kenn pour lan mu leen di signer di leen jëlal seen i accord pour loolu la mais ñun nag li nga xam ne moom lañ ci def souvent dañuy am benn comité boo xam ne comité de sécurité la tudd comité de sécurité day veiller ci quartier yi nga xam ne dañoo lëndëm wala muy veiller ci côté yi nga xamante ni agresseurs yi dañ fay nekk wala day am bëri ay violation yu mel noonu ñuy sillonner quartier yooyu noonu di wut ay bonne volonté di leen demander ay lampe di ko fa teg pour foofu noonu di leer loolu lépp mouvement Yeumbeul Va Mal def na ko ba ci tey def nañ lu mel noonu amaat ay yeneen kër yoo xam ne ay maison abandonnées la kër yi ñoo xam ne dañ ko abandonné parce que ñenn ñi dañ doon yëkkati woon yóbbu borom sareet yeeg yenn tuxkat yeeg ñu bëri dañuy ñëw def ko seen genre benn zone daal di fay dëkk commencé di fa def seen i affaire di koj gaay yi te yooyu yëpp dañoo commencé di sillonner yenn quartier yooyu loolu moo war a nekk les véritables problèmes yoo xam ne dañ ko war a xeex biir yëmbal voilà. am na solo comme ni nga ko waxee combat bi moom day continuer incha allah parce que ñu wax ne rek xam na loolu bi ñu ko déggee sax comme ni nga ko waxee xëy na jëriñu si tontu mais xëy na doyoon na waar parce que ñun ñu toogoon ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci côté 44 yoon ni nga ko waxee gis nañ ne foofu lu doy waar chaque dimanche dañuy génn pratiquement démb rek man mii di wax ak yow damaa yéen ay bureet ba sonn wala damaa poussé bureet ba sonn mais di wax ne affaire yi moom am na solo en tout cas mais dañuy ñëw comme ni ñu ko waxee peut-être commune bi am na problème mu gestion maanaam ci wàllu yorin lu ne parce que chaque jour yaa ngi dégg fii lii maanaam doo gis benn réalisation boo xam ne ni mën nañ ne lii mën nga cee teg loxo loo xam ne depuis 2014 su ma juumul la fi maire bi nekk wala 2016 mais boobu ba léegi
doo gis maanaam loo xam ne nii mën nga ci teg loxo ne maire bi lii la fi def est-ce que tey jotul ngeen wala boog est-ce que du yéen a ngi préparé si prochaine élection yi élection locale yi koo xam ne jege na est-ce que yéen a ngi préparé yéen yëmbal waa yëmbal Vamal est-ce que yéen a ngi préparé pour jàppale benn candidat boo xam ne kooku dal na seen xel bu ëllëgee benn braak wala boog li nga xam ne mooy commune de Yëmbal ngeen mën fi gis loo xam ne nii dina di ngeen ko am na ngeen ko bëggee est-ce que yéen a ngi préparé wala mouvement c'est apolitique wala yéen a ngi préparé jàppale kenn koo xam ne ni élection yi di ñëw pour bu gagner benn braak mën a am benn changement. waaw benn braak moom depuis Aline Kébé Dia 1996 ba léegi ci 1996 la ñu éclaté Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud ñu séparé ko mais depuis boobu ba léegi boo xoolee benn braak dafa njëkk ci commune yi mais moo gën a tardé ci commune yi loolu moom Yëmbal la ñuy wax sax éclatement Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud depuis 96 la ba léegi mais moo gën a tardé ci commune yi loolu mën nañ ko wax parce que c'est des réalités ay réalisation yi nga fiy gis demal ci case de santé yi nga dem feneen ak feneen fu gaa yi dem lépp luñ fa def xamal ni yëfu chinois dëgg lay doon parce que pour nga teg sa loxo ci dara rek xam ne lii dañ ko réaliser te xam nga budget 2020 bi nga xam ne dañ ko voté dugal ko Yëmbal Nord mu ngi toll ci 1 milliard ci budget de fonctionnement bi fi nekk gaa yu bëri duñ ko wax dama naan 1 milliard la parce que 996 millions la presque 1 milliard OFNAC la ñuy daw moo tax te OFNAC 1 milliard lay commencé ay auditam loolu lépp dañuy comprendre seen genre politique yooyu te mën nga wax ni sax ëpp na ko mais ñoom ñoo koy defee noonu mais gis nga li ci nekk ba nekk rek mooy ne buñ la tegee ci dëkk pour yorin jox la ay conseillers Yëmbal am na 73 conseillers yu fi nekk waaw conseiller municipal waaw yoo xamante ni dañuy tëdd rek amul lenn luñ fi def même sunu député bi fi nekk lan la fi def Yëmbal am nañ fi député quand même doo ko xam parce que xam la moo tax parce que mbir mi da leen ñorul te député laa la wax de gain sax dañ la koy jox pour booy dawee ligne privée sax dañ la koy jox mais amul benn député maire buy jaay ci marché bi nga laaj ko est-ce que am nañ député mu ne la waaw amul benn jeune boo xam ne mu ngi ci quartier yi moo xam ne day activé wu mu ne la xam naa ko amul benn entrepreneur booy laaj yenn saay mu ne la xam naa ko xam nga lu ko waral gestion bu nébuleuse mais parce que bu ñu la joxee 1 milliard nga war ci def ba Yëmbal yàlla xam na ni bu ñu joxee 1 milliard Yëmbal va mal Yëmbal ne cocc parce que xam nga la moo tax ñun yoruñu 1 franc lépp lu ñuy def suñuy cotisation lañ koy defee te taxul ne ñenn ñi bu ñuy def dara dañuy solliciter nekkul pour lancer ko wala pour leneen de mais réalité yi ñu gis biir Yëmbal la 996 millions foo ko amee fu ñu la ko joxee te réaliser woo dara ci biir Yëmbal war nañ la war a mën a xoolaat te dañuy wax sax da ngay jëlaat ci sa ci Yëmbal di dollilaat sa bopp parce que gis nañ li fi nekk yu bari duñ ci àddu parce que dañu bëgg a xaar ba ci kanam ñu gën ci leeral mais xam nañ ni gestion bu Yëmbal moom gestion bu nébuleuse la. effectivement ni nga ko waxee ñun ñi xam nañ ci dara ndaxte gis nañ seen taxawaay bu baax si biir Covid bi gis nañ ne jëndoon ngeen ut ngeen ay masque ay gel ay savon séddale ko ci te loolu seen poste la jógee comme ni ñu ko waxee benn mën nañ ne benn autorité dimbalewu leen seen i cotisation kon loolu gis nañ ne lu am solo la te ñuy leen si encouragé ba di la wax ne ngeen continuer ko mais beneen bi dañuy ñëw si li nga xam ne mooy wàllu xëyu ndaw ñi maanaam emploi des jeunes. Ku nekk xam na ni benn braak fii chômage bi moom dafa ni nga ko waxee benn braak avancé wul wala boog yëmbal de manière générale laa wax mën nañ ne avancé wul ndaxte dafa mel ni dañoo am problème wàllu liggéey doo fi gis maanaam loo xam ne ni ndaw ñi mën nañoo xëy bu dul ki nga xam ne peut-être yoon na place am wala war na dem na jàngi métier mais pratiquement dañuy xasee ne ndaw ñi amuñu métier wala ndaw ñi amuñu métier ba mais est-ce que yéen a ngi xalaat si wàllu xëyum ndaw ñi est-ce que yéen a ngi ci waxtaan ñi nga xam ne tey jii ëllëg wala woor yéen a ngi xalaat loo xam ne ëllëg mën ngeen ko taxawal pour defal ndaw ñi formation wala defal ndaw ñi loo xam ne ëllëg bu ñu génnee daañ am si luñ mën a jàpp est-ce que loolu yéen a ngi si xalaat. waaw xam naa question boobu waroon nañ ci mën a interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi fi nekk surtout parce que bu ñu nee mouvement citoyen buy activer buy lutter contre l'injustice et la malgouvernance ñu dem ba ñuy laaj léegi est-ce que ñun war a mën a xalaatal ndaw ñi système bu ñuy xëyee autre xam nga loolu bu ñu ko tontoo bari man lu lay doon mais da ngay gis parce que ñi fi nekk ñoom ñoo deful li war am na benn institut bi fi nekk
ñoom ñooy waa conseil communal de la jeunesse ñoom ñoo fi war a toogal ndaw nii te ñoom ñu ngi fii di ma dégg mais gis nga peut-être ñu am seeni action yu ñuy mëne wala leneen mais doo ci gis lu concret parce que gis nga mbir bu ñu la ko dénkee parce que jamono ji ngay gis mënoo gis procureur boo xam ne day politique DG boo xam ne day politique keneen ak keneen foo xam ne lañ la fay teg bu fekkee politique lay njëriñ rek dootul amati solo parce que li nga war a def dëgg-dëgg chaque jour mbiru politique boo ko ci dugalee rek day mujj a yàqu mais bu fekkee liñ la jox dañ la ko jox sa akulaay taala nga koy defee ni mu waree par rapport ak expérience bi nga jàng par rapport ak expérience yi nga daj ci terrain yi résultat dafay am parce que boo gisee lan moo tax tey jii nii entrepreneurial bëri jeunes yu bëri léegi wekkootuñu ci ay jàngi rek de fan yee passé yéen a ngi gis benn étudiant boo xam ne étudiant dafa am master am ba pare di jaay kaani fële ca marché kii nii syndicat ah kuy jaay buum tamit koo xamante ni am na ba am master di jaay ay buumu xar di taxawaalu di dem ci gétt yi di jaay ay buumu xar parce que ñoom mujj ñu bàyyi dañuy xaar xam nga emploi tey jii boo koy créer dafa war a nekk emploi boo xam ne dafay durer une durabilité daf ci am solo parce que boo nit ki boo ko accompagner après da nga koy gunge ba mu yegg nga door ko bàyyi mu dem nga xool yan genre financement ngay teg wala tey mais fii amul système bu ñu fi teg moo xam système commercial moo xam beneen système war na mën a nekk nag benn mbir boo xam ne du leen concerner de trop mais sa biir gox au moins war nga mën a dajale ay jeunes war nga mën a dajale ay femmes parce que saa yoo dajalee femmes yi financement nga leen di wax pour ñu jéem a ànd ak yow saa yoo dajalee jeunes yi financement ngay am pour ñu ànd ak yow léegi da ngay xool koy àndal ak koodul àndal loolu moo nekk biir yëmbal loolu moo nekk sax ci commune yëpp mën nga wax waaw moo tax foofu boo ma laajee jeunes yi parce que yenn saa yi am na loo xam ne rek dama koy ñaawlu mooy ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare naan dañoo jàng te amuñu xëy xam nga jàng ak liggéey c'est diamétralement opposé loolu man mënuma ci sax ànd parce que boo jàngee ba noppi da ngay wuti xëy gis nga loolu bénéfice la amaat nga jàng ba pare war a mën a liggéeyaat ci loolu bénéfice la après la ñu ko bureaucratie yii nii imposé ba mu am parce que yàlla waxul kenn boo takkee soxna sëy da ngay am doom bénéfice lay doon ci yow waaw. am na solo ni nga ko waxee mais xam naa ni nga ko waxee noonu la sax du utal xëy ndaw ñi loolu du seen domaine mais peut-être fi ñu waxee mooy ni ngeen di defee ay lutte di ngeen defee ay combat peut-être xëy na un jour viendra ngeen xalaat ci indi ñoo xam ne dinañ mën a defal formation parce que ñu ngi ko gis yenn gox yi peut-être ñoo xam ne dinañ mën a defal formation ndaw ñi loolu peut-être di ngeen ci xalaat après incha allah mais gis nañ ne yéen a ngi ci yoon di leen encourager encore une fois mais di wax ne Seydou tey ji bu ñu la doon laaj tey ji benn BRAC ban yoon lañ ko war a mën a teg wala boog yëmbal de manière générale ban yoon lañ ko mën a teg boo xam ne dina mën a dem bu wóor na la fii bu fi tegoo wala loxo yi bu ci tegoo yëmbal mën na avancer loolu mën na ko laaj ba yow loo ñu tontu. foofu li ma fay tontu ci benn mbir la mooy ne yëmbal dafa am potentialité dans tous les domaines toutes les couches nag yëmbal am na ci potentialité bu extraordinaire ci domaine yëpp laa la wax de. parce que gis nga lycée yëmbal bii ngay gis moo jëloon deuxième ci lycée yi à part lycée technique bu Diourbel lycée d'excellence bu Diourbel moo jëloon deuxième ci lycée bi national ñuy saluer le proviseur Sam mi nga xam ne def na fi travail bu extraordinaire mais da ngay gis instant bii nii président parents d'élèves yi ñoo ngi bind ay demande di ko adresser ay bonne volonté pour ñu ñëw dimbali leen parce que élèves yi ñu leen yónnee dafa bari mais maire bi lu muy njariñ président parents d'élèves yi laa la wax ñoo ngi commencé di wër di ko def kon dafa am loo xam ne gis nga bu ñu la ko defalee ba pare nga gisaat ñoo xam ne mbiru AIC la ñuy def politique quoi parce que da ngay gis ku soxla siège bi day nekk conseiller municipal sax mais lu ko neex lay def man je n'ai rien contre Daouda Ndiaye je n'ai rien contre les autres parce que xam nga lan moo war gestion bi na baax gestion bi bu normalul fii dara du baax ñoom ñi ci nekk mënuñu nekk ñu jiital kenn ba noppi gars yi nekkaat ci ginnaaw di gor ay tànk kon liggéey bu fekk dafa am mbiru compétence nag bu ci nekk parce que am na ñu fa nekk ñoo xamante ni dañ leen a jox yenn domaines yi mais jànguñu moo xam ci marché yi moo xam ci hôpitaux santé moo xam ci environnement mais ñooñu loolu du seen domaine sax dañ ko jël ñu jox leen ko certes dañ naan def nañ développement local accéléré njëriñuñ dara mais yëmbal
dañoo war a xoolaat seen bopp ñu defaat benn recul bu ndaw ñu xoolaat ñoom li leen war mooy lan mooy nañu suudewu te autorités yi dañoo war di xalaat ëllëg li leen di xaar yowmal xiyaam xam nga mooy lan mooy fii buñ fi defee lu leen neex it fële doo fa def lu la neex parce que nit boo duggee ci biir bàmmeel rek di nga yaru kon lépp lu ñuy def nañ ko seet ci sunu akulaay taala ñu doxalee gestion bi ni mu waree li nga xam ne dañ koy jot ñu teg ko ci yoon terrain yi nga xam ne ñoo ngi koy maye ñu teg ko ci yoon suuf si nga xamante ni ñu ngi dagg di jaay ñu teg ko ci yoon lépp dafa war a dox ci ñetti termes yi nga xamante ni sunu commissaires yi ñu ngi ñu ko daan dénk muy lan droit légitimité ak loyauté. waaw xam naa kon ni nga ko waxee Seydou am na solo mais bi moom dañ lay poser question boo xam ne nii du yem ci commune Yeumbeul rek mais de manière générale maanaam ci yorunu réew mi lañ lay poser question maanaam tey jii dégg nga fi ay accords yoo xam ne ni état Sénégal ak Union européenne yaa ngi fiy dégg ak yeneen ak yeneen yow tey jii nan nga gisee tey jii nguur gi nan la maanaam politique emploi wala politique jeunesse bu nguur gi. yow tey jii nan boo doon conseiller tey en tant que président Macky Sall nga nekk conseiller wala nga nekk conseil koo xam ne ministre de la jeunesse tey jii lan nga koy conseiller loo xam ne tey ndaw ñi buñ ci tegoo wala bu ko defee tey ndaw ñi di leen mën a gis seen bopp ci doxalinu réew mi lan lay doon. waaw ba président de la république signé loolu ñu bari sax wax nañ ni dañoo war a abandonner tubaab yi loolu waruñu ko signé man loolu je suis contre. duma wax ni dama contre li Macky Sall def duma wax ni jeunes yi gars yi li ñu def dama ko contre mais li may contre mooy ne waruñoo ànd ak ñoom parce que se replier sur soi-même day rey nit. Mor li ma bëgg a wax foofu rek mooy ne nit xam nga ku replier wu ci sa bopp rek yaakaar ne lépp da nga ko war a mën a lijjantil sa bopp surtout jamono ji comme ni ko Léopold Sédar Senghor daan waxee mu ne booy ibbeeku da ngay enrichir moo xam ci langue. moo xam ci xam-xam moo xam ci diplomatie parce que yooyu yëpp dafa am solo mais ubbeeku boobu ñuy ubbeeku ñoom ñëpp dañoo war a bàyyi xel ne bu ñuy ubbeeku chaque jour na nekk intérêt réew mi parce que boo ubbeeku ci loo xamante ni dafay gangréner sa dëkk yaakaar naa ni fayit nga ciy jëlee te loolu moo rey ñu bari loolu moo rey dëkk yu bari mais da ngay gis dëkk bu mel ni Brésil moom dëkk bi am na presque 10 am na frontalier ak 10 dëkk. yor ay pont yoo xamante ni mooy loolu yor dëkk àll bi gën a ngande ci àll bi muy Amazonie bant yëpp yi nga gis ci àdduna bi xaaj bi yëpp wala 50% yi wala 40% yi foofu lay jóge ci àdduna bi te nga gis ba léegi ñu ngi koy tuddee pays émergent te yaakaaruma sax ba xam pays émergent la parce que pays buñ koy natt dañ koy natt moo tax ngay dégg yenn saay sunu économiste ñu naan le PSE plan émergent est-ce politique ou un slogan est-ce économique ou un slogan politique. Mais c'est un slogan politique ñëpp xam nañ ko parce que parmi les pays les plus pauvres lañ bokk ba léegi bu ñu ko fàttee kon mënuñu wax pays émergent yi nga pays émergent dëgg ñu ngi koy xamee ci ki gën a néew dépense ci réew mi mu ngi dépense oo añ rek 2000 francs te ndekki bokku ci reer bokku ci te am na ñoo xam ne ba léegi buñ ndékkee buñu añee duñu reer kon loolu moo fi nekk kon li ñuy woowaat sunu autorités yi dalee ko ci président de la république ba sunu autorité locale yi nga xam ne ñoo nekk biir Yeumbeul lépp lu ñuy defati rek gestion bi nañ ci sóoraale gestion bi nañ ci sóoraale jeunesse bi parce que ñoom ñooy yori ëllëg réew mi te bu ñuy yori ëllëg réew mi tamit yaakaar nañ ni ci ñoom la ñuy copier waat pour di xoolaat miroir la ñuy représenter mais chaque jour da ngay gis ne ci politique lancée bi ñu toll jeunesse bu ñëwaat tamit la même chose répercussion lay doon te loolu baaxul ci dëkk waaw xam naa dañ leen di gërëm bu baax di leen sant ci question yi. waa Seydou macha allah wala Yaya am na solo di la jaajëfal bu baax a baax xam naa di la wax ne lan ngay tàggatoo bu ko defee xam naa waxtu wi weesu na sax mais di la jox nga tàggatoo incha allah ba prochainement xam naa dinañ waxtaan dañ koy defaat incha allah. incha allah xam naa dinañ gën a waxtaanaat di ñaanal waa BRAC TV di ñaan télé bi yal na yàlla gën ko jëmmalal boppam yàlla teel ko boppam yokk ko ba mu kawee seen njortu incha allah di ñaanal waa Yeumbeul jàmm ak tawféex ak sutura. parce que man dama bëgg Yeumbeul waaw naturellement dama bëgg Yeumbeul moo tax lépp lu may def biir Yeumbeul da ngay gis ñenn ñi ba ñu nekkee ci biti léegi Yeumbeul va mal lañ may woowee grand yi fi nekk ak mag yi fi nekk ak boy ñu bari damay romb ñu naan ma va mal parce que li may kaas moo bëri li may wax moo bëri
mais dañuy ñaan yàlla mu defaral ñu ko ba mu gën a baax. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di wax ni télé bi nag di Baraak TV xëy na turu benn baraak la jël mu nekk Baraak TV mais turu benn baraak mu ngi jugee ci baat boobu mu ngi jugee ci Serigne Babacar Sy moom moo ko joxoon sunu paa bi nga xam ne moom moo tuddee woon fii benn baraak muy góor gi Ali Sène moom moo géntoon place bi def fi benn baraak dëkk fi mu dem ba Tiwaawoon mu dis ko Serigne Babacar Sy wax ko ne ko jënd naa def fële benn pàq def naa fa baraak mu ne na doon benn baraak ba loolu moo waral tur bi tey ñëw ba fii nii te loolu am na RTS ci boppam yor na archive yi kon dañ leen di ñaanal fi mu jugee ci gémmiñu góor gu tedd googu yal na yàlla tedd leen noonu télé bi defal leen sutura ak taysiir ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. Yaya Sall di coordinateur bu Yeumbeul Va Mal di am kontante ak mbégte di ko doon dalal suñu premier numéro bi di émission suñu système waxtaan wi foog naa dina jur njariñ ndaxte lii rek moo tax Baraak TV jóg dina yëngu ci wàllu diine dina yëngu ci wàllu politique dina yëngu tamit ci wàllu fànn yu bëri kon mi ngi noonu incha allah di leen jox rendez-vous dans un mois tey xam naa weer bii di ñëw ñu ngi dalal ñi ngi xam ne ñooy waa Arles di association des habitants de riverains du lac ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci suñu wet ni incha allah di am kontaan ak mbégte bu baax a baax di leen jox rendez-vous prochainement incha allah jërë ngeen jëf.